ci feri xooj bi dañuy dem ak yéen ci feri cat yi aussi waxoon nañ ci ak yéen lu bari defoon nañ ci ay émission ñi ñuy faral di fréquenter wala ñuy faral di jënd suñuy bagage am nañ ci ñoom tamit ñu ci gën a bari macha allah ku ci nekk yaa ngi ànd ak sa feru cat ci sa ndigg ndax li ci nekk mooy fer yi dafa am secret ci biir qu'on se dise la vérité ndax nee nañu tey lu nekk nit mën na ko faj ci yaramam ba mu des cat voilà dafa doy waar te bokk na li nga xam ne bu la rayul rek semmal la qu'on se dise la vérité wax ji dafa bari nit ñi fës nañu coow yi topp na leen donc yii daf ci am solo di ko utiliser te ñi koy utiliser ñoo la koy waxal seen bopp parce que da ngay gis ku ci takk du am ñaari fan sax mu ñëw ne la man ndekete ba ma waree ut feri cat du tey ndax du ma ci jënd benn bu def ak man ñaari fan bu ma ci takk et pourtant caas bu dëgër lañ ko nasee waaye diggante mocc yañ cay def ak astuce ak bagage yi loolu mooy tax parce que fer yi du lu ñu nas li muy rafet nii ngeen koy gis secret yi ci biir moo daax parce que dafa am mocc voilà dafa am mocc dañ ko liggéey mocc ko en quelque sorte donc nit mën na ko takk bàyyi ko ci ndiggam sempre saa yu ko neexee di sangoo moom di def ak moom lépp mais day seetlu ne dinay faral di dagg per yi di wadd di tuuru danañuy faral di wax ne cat yi lay topp moo ciy dem parce que façon yi ci nekk la dafa am secret yoo xam ne dépassé nañu waaye bëgg nañ nag di ci dox ndax bëgg nañoo bokk ci lépp macha allah lu mu munti doon lu ne lu ñuy jëmale kanam di ñuy aar di ñu iir ndax dafa bokk ci suñu domaine macha allah bii mooy bu sew bi am na ci façon boo xam ne ci ñenn ñi nga xam ne mënuñu takk ay fer yu sew wala bëgg nañu yeneen façon design créer nañ ci aussi yeneen façon design voilà macha allah suñu mbokki africain yi ñenn ñi xam nañ ko diggante Guinée Tchad Mali voilà Niger waaw voilà ñooñu xam nañu genre yi bu baax a baax parce que dinañ ciy faral di yëngu gën nañ ci nag baaxante parce que comme ni may waxee am na ñoo xam ne dañuy nas rek teg mais li ci ëpp secret mooy yi nga xamante ni ne dañ koy moccee noo xamante ni cat kese lay faj ci yaram donc jeeg bu ne war na ci am tamit comme ñun coow dañoo topp ñooy biri yi donc mënul ñàkk voilà faaw ñu di ci dox donc moom it daf fi jeexoon il fallait que ñu dellu siwaat ci wan leen ne amaat na su dee liñ ci expliqué aussi daf leen dese leer wala doyul bu ngeen ñu wooyee rek dinañ leen ci gën a demal ci yenn détails yi xuusal leen ci bu baax a baax pour ngeen gën a comprendre waaye di leen wax ne rek jeeg bu ne mën na ci am disponible na fii ci kër jeeg ji fu ngeen bëgg aussi ñu livrer leen ko partout aussi macha allah grâce à Dieu donc voilà di ñëw ak yéen ba tey ñu ngi ci côté senteur yi parce que comme ni ma koy waxee armoire yi ak oto yi ak yenn ruq yi ci kër yi voilà yenn ruq yi ci kër yi ba ci ginnaaw lal yi ba ci bopp lal yi ba ci fépp foo xam ne tey bakkan dina fa dugg xet bu naqari di fa génne parce que nee naa leen lu xeeñul neex a xeeñ naqari te leer na ma ni en fait bakkan yi bu dee xeeñc lu neex fu mu toll day bëgg toujours fu mu ne rek mu neex bi di génn salon yi ci coussin yi voilà da ngeen koy dajji dafa def genre benn kii ci biir sachet comme genre sachet Lipton yi ak ay senteurs yu bari nag macha allah mais fu muy nekk xet yi dafay gilli comme c'est pas possible wax dëgg yàlla fi may waxee nii rek xet baa ngi may attaqué ci samay bakkan mun na dem ci armoire yi ngeen di ko dugal ci ron yére yi ci côté yi voilà même yi ñuy wékk parce que am na wékkukaay day dem ci cintre yi entre les costumes ak yooyu parce que li tax mooy ñun ak suñu façon dëkkuwaay loo denc ci ñaari fan ñetti fan mu commencé xeeñ moisissure soo ko génnee li ci gën a bëri soo demul yóbbu ko ci pressing yi doo ko mën a sol parce que xet gi muy àndal suur ko wala nga parfumé ko du ko taqale ak moom donc dafay jar yooyu nga xam ne temporairement nga koy soxla lu mel ni yëre yu diis yi ci période tàngaay nga war ko fóot di ko denc dafa am astuce yoo ko war a dencaale yoo xam ne tey boo ko génnee xet du la ci sonal au contraire da nga koy sol saa nga parfumé ko da nga ciy nekk à l'aise te noonu la valable ci couette yi noonu la valable ci mbàjj yi voilà tout le temps affaire yooyu nga xam ne dañ koy lem di ko denc nañu fexe di jël yii di ko lemaale ak moom di ko denc yii baax na ci comme ni ma koy waxee poudre de lit yi aussi baax na ci parce que poudre de lit aussi bés bu set ñu suggéré leen ko ci yooyu dafay dem di dellusiwaat ndax li muy def ci kër gi moo bari te gis naa ne jeeg ju bari naan nañ ko parce que bari na ci yoo xam ne tey duñ lal seen lal te poudre de lit jegewu leen muy doon astuce ak clé bu ma saf parce que maa ko buggee noonu ndax nee naa leen kër gi dafa war a am muy doxee ba ci lal bi am position bu muy andi ci biir kër gi war a yokkee say point nu ne daf ma ciy neex ndax poudre de lit bi boo ko lalaalee ki sa lal li ma lay wax toujours mooy xaw ma kan waaye alaaji bi moom
macha allah dina xam bu baax fi muy teg tànkam ci loolu ndaxte wax dëgg yàlla di tëdd ci lal di jóg xet gi di la topp ba ci sa deru yaram bi ngay sangu muy gilli kër jéeg gi rek moo mën a am loolu macha allah mu ngi nii donc ñu ngi ciy xaar jéeg yi que muy poudre de lit bi que muy sachet yi nga xam ne moom lañ leen di wax voilà sachet yi nga xam ne c'est odorant c'est déodorisé ba pare mu am ay senteurs yu bari moom parce que poudre de lit bi moom it daan na am ay senteurs yu bari ci parfum yi ñu koy defaree mais yii tamit bu ngeen xoolee tey am na ci yoo xam ne ay odeurs yu fruits la def ananas voilà bii lan la bii rose la je pense voilà bii rose la bii ananas la bi océan la voilà baal ma xol bi de moom day mu ngi may trahir mu ngi dafay tuuti ñu takkaat ko rek voilà bii rose la donc am ngeen ci 4 senteurs si je ne me trompe pas voilà mu mun a dem ci lal bi mun a dem ci bopp lal bi mun a dem ci biir njëgënaay yi mën a dem ci coussin yi même coussin salle bi pourquoi pas nga dindi fermeture yi dugal ci coussin bu nekk benn bàyyi ko fa muy gëlli jëmale bu kenn xamul parce que yii dinay tax surtout salon yu tissu yi duy xeeñ naqari wala cuir yi duy xeeñ naqari ndax ku ne xam na ne tissu yi surtout période nawet dafa am odeur yoo xam ne dañ ciy faral di dégager muy xaw a xeeñ guus loolu la ñuy daw moo tax ñu créer leen astuce yi mën na tamit dem ci salle de bain comme ni ma leen koy waxee ci oto yi ci néeg bi ci salon bi ci espace familial bi ci biir vase fleurs yi mën na ci dugg mën na dem aussi ci naka laa koy waxee encore mën na dem ci même diggante yére yi boo leen lemee wala balaa ngeen di dugal yére yi bu ngeen di lal comme ñun dañu habitude di lal benn morceau ci suufu battant bi door a teg yére yi mën na def ci diggante boobu c'est-à-dire nga def ko ci diggante yére bi ak yére yi ngay teg noonu waxuma la dara waaye saa yoo ubbee armoire bi macha allah mu daane la te dafa ci am solo te bàyyiwul fenn bàyyiwul oto bi bàyyiwul kër gi bàyyiwul néeg yi donc fu leen neex rek mën ngeen ko fa utiliser macha allah voilà mu valable ci biir aussi bële aussi dafay dem ci toilette voilà dama ko fàtte dafay dem ci toilette da ngay def sa benn ponte rek accroché ko bàyyi ko muy diffuser comme il le faut yii aussi même chose voilà daf may neex macha allah sama oto ba ma duggee daf may am xol bu sedd guy ndax odeur bi nga xam ne moom laay fekk mu defal ma fa ba mu neex voilà bii rose la bii citron la voilà bi jasmine la donc odeur yi yëpp tey jii bari na du yi kese foo ko lonk rek da ngay bëtt tuuti lonk ko bàyyi ko muy évaporer ba muy jeex comme li ma leen wax oto yi chambre à coucher yi toilettes yi pourquoi pas surtout espace yooyu yii dama koy gën a choisir ci espace yi mel ni oto yi nga xam ne day faral di tëju voilà te temporairement lañ fay dugg mu mel ni oto yi mu mel ni toilettes yi voilà ci yooyu laa ko gën a soxla su fekkente ni da nga am espace familial boo xam ne dafa jege waañ aussi mën nga ko accrocher quelque part rek mu lay atténuer odeur yi nga xam ne day faral di génn ci waañ bi bay indil appartement yi yenn xet yi yëpp daf koy dàq macha allah voilà daf koy dàq ci lu bari sax am nañ ci aussi yeneen forme parce que yii yëpp aussi ci centre yooyu la donc yii yëpp yeneen modèle la et c'est rechargeable parce que yenn yi ci biir appareil yi ci biir mooy produit comme yi ñu leen won léegi da ngay ubbi dugal ko voilà moom boo xasee am ponte fenn foo ko kii kulu rek nga daaj lonk ko su demee ba mu jeex su diffuser ba mu jeex parce que nee naa leen day évaporer di def noonu ba jeex tàkk mën na dugg ci armoire yi fi ñuy faral di lonk yëre yi ak yooyu su diffuser ba jeex tàkk nga ubbi ko recharger ko def ci beneen meule parfum voilà macha allah donc yi aussi ay clé la yoo xam ne bëgg naa jéeg ji di ci bàyyi xel ndax cherul ba pare dinañu indil odeur yu neex dina changer atmosphère yi ñuy kii ndax booy xool tey senteur yi spécial la mun ma ko am ci cuuraay donc mën naa ko mottalikoo ci odeur yu mel nii ndax daf ci am solo ndax boo xoolee odeur yi muy diffuser tey boo taalee cuuraay symbiose boobu dina la jox façon odeur boo xam ne doonoo ko mës a am fenn ci kaw suuf macha allah donc it c'est bien pour ñu di ko utiliser si kër gi ndax dina am fu ñu jëlee ak fu ñuy yóbbu daf ci am trop solo et puis di ubbi toilette yi toujours muy xëy ñeex dafa am solo aussi donc nañ ci bàyyi xel bu baax a baax lépp ci cet gi rek ak ci salañu jeeg pour bagage yeeg voilà xeeti baax yooyu ñu mun di ci doxee nu ne ban cee des benn yoon ginnaaw daf ma ciy neex loolu. donc yaakaar naa ne leer na nañ
émission bi passé nag dañ ci defoon affaire produit entre jambes bi dëgg la vidéo bi dafa gàttoon torop waaye réaction yi dafa bari torop ba tax na tey dañ ci bëgg a delluwaat baaxee leen ko expliquer leen ko voilà pour résumer ko mu ngeen gën a comprendre daf ci am torop solo ndax comme ni ma ko waxee keroog jigéen ñi dañ bari problème ci côté boobu même ñi nga xam ne dañu am teint bu noir dañu am problème entre jambes ñenn ñi dafay réew ba am yenn naka la tache ba dem def ay tarte yu noir yu daak yu ñuul ci diggante tànk yi ñenn ñi plus ñuy xees plus muy gën a feeñ te bari na ñoo xam ne dinañ ci jéem a def lu ne pour taqali ko ak moom mais day mel ni day gën a lakk voilà pour wan leen ne du ñuy diwu kese ñoo am problème bu pratiquement jigéen ñi ndax tey li ci gën a bari ak ni ñu yàlla bindee ak forme yi dina dem foo am fooy toll dootoo mën a dox normal te sa ñaari cuisse yi frotté wante wuñ bu dee def noonu nag à force muy def loolu te yow jëloo ci benn précaution parce que yooyu yëpp am na ay astuces yu koy dindi am na tey genre culotte yoo xam ne comme genre cuissard yi tey boo ko dee jiital problème yooyu du la dal am na ñoo xam ne mënuñ dox fii ak taliba parce que li tax mooy dañu irrité wu saa su ne ndax frottement boobu nga xam ne mooy faral di am ci seen diggante ay tànk daf leen di sonale tamit nu ne loolu yi tamit ma di leen wax ne ginnaaw poudre bi astuce la ci ñu faj ko ci lu balaa talc bi baax na gomme bii ñuy jaay di ko togg di ko gommee yëre yi aussi baax na c'est des astuces yu ma leen di jox parce que du ñàkk léeg-léeg mu dal nit sonal ko trop même bu dee pour bébé yi la mun nañ ko utiliser gomme bii ñuy gommee yëre dafa baax trop si booy muy ci nenn yi muy ci suñu bébé yi muy ci ñun voilà parce que ni ñu yàlla di bindee des fois on est confronté à ça donc il faut ñuy ut ay astuces pour di ci génn ku ko am mun nga ko fajee loolu vite fait soo ko ci defee dina la soulager 2 jours 3 di nga gis ne wow na ba cicatriser wu mais ku ko xas am ba nga xam ne yow boo continuer di doxit noonu lay demee da ngay wut cuissard di ko jiital pour saay cuissard yu bari di changer nag di ko fóoti tamit parce que léeg-léeg ñu am ñoo xam ne dañuy jiital bàyyi ko ci ba mu yàgg te loolu it nañu ci yàlla musal parce que dinay indi xeeti suuf yoo xam ne ñenn ñi dañ ciy faral sax di jëlee infection donc nañ ci bàyyi xel di ko changer régulièrement daf ci am trop solo mais bu fekkee da ngay am problème yooyu nga bañ di tàqalikoo ak moom au lieu ngay sol slip kese yow da ngay faral di def cuissard pour mën a protéger sa frottement cuisse yooyu pour éviter irritation boobu di la indil des fois ay jafe-jafe voilà pour ñi nga xam ne nag dañ ko am bëgg ko faj c'est-à-dire mu irrité wu ba wér nga bëgg mu clair ñenn ñi sax du irritation mais peut-être produit la wala leneen wala nga ñàkk ci bàyyi xel wala entretien bi ci bopp sa bopp des ba foofu léeg-léeg di lakk ba ñenn ñi dafa def ay tarte di ñuul yu doy waar nga ciy gis voilà yu doy waar nga ciy gis donc yooyu dañ leen di xamal ne am na produit yu ci efficace yu koy dindi mooy yi ñu di leen won produit yi en fait lii savon la da ngay def ci sa coton wala sa njàmpe bu nooy nooy laal ko si ba mu xëpp nga bombee ko si ba mu set wecci nga essuyer ko ak sa mouchoir ba mu set wecc nga dindi ci crème bii ñu di la woon crème bi luqati si tuuti diw si entre jambes yi ci côté yi ba mu set am nañ ci ay témoignages yu doy waar ndax am na ñoo xam ne dañ ko jëloon mais résultat yi dafa gën a gaaw sax ñun niñ ko yaakaaree woon donc macha allah mu ngi koy dindi et de source sûre ak ay preuves duñu bugg a teg vocalu kenn duñu bugg a teg suñu conversation ak kenn mais yaakaar naa ne tey lu ñu leen wax rek war ngeen a takk teg te xam ne am na fuñ ko teg voilà macha allah ndax dañu bugg tamit li ñuy def di am trop sutura ndax loo gis sutura daf ci baax waaye xam naa ne daal ni muy dindee tache kanam yi ci xëm yi ak lakk yeeg gaynde yi comme ni ko ñenn ñi di waxee noonu lay dindee entrejambe yu ñuul yi nga xam ne dinay sonal yenn jeeg yi ba nga xam ne tey duñu bëgg sax seen borom kër di sekk ak ñoom fekk ñu sumeeku ci biir leer maanaam duñu bëgg tey seen borom kër yi jàkkaarloo ak seen partie yaram yooyu ci ak lumière li ñu bëgg mooy tout le temps ci lëndëm la ñuy nekk ak seen borom kër yi parce que duñu bëgg yenn partie ci seen yaram ñooñu di ko découvrir ñu di leen a xamal ne loolu tamit day xaw a am benn blocage ci ñun ñëpp ñuy jigéen donc il faut ñu di ci bàyyi xel bu baax di waxtaanee luy suñu problème yi pour ñu mun a am toujours ay solution ci problème yooyu daf ci am trop solo macha allah donc yaakaar naa ne leer na voilà c'était une petite parenthèse mais mënuñ ko ci woon ñàkk indi ndax yaakaar bi ci ñun fort na ku ci nekk bu amee soxlaam ci ñun lay ñëw ñun tamit on est appelé à amener des solutions grâce à Dieu te loolu yëpp ñu ngi koy sante yàlla ndax moom rek moo ñu ci teg ci yoon boobu dañu ci andil ay solution nag diñu ci andil ay preuves yu leer naññ ay résultats yu palpable donc moom rek la ñuy delloo loolu suñu borom subhanahu wa taala voilà di leen xamal ne rek problème mu entre jambes jeex na fi tàkk ku ko amati mu ñuul
mun nga utiliser crème bii nga xam ne dafa ànd ak savon muy nekk crème réparateur. fu mu neex sax bu la neexee jënd crème bi kese y a pas de souci parce que mën nañ ko jaay ensemble mën nañ ko détacher jaay ko parce que savon bi ci boppam même góor ñi dañ koy jënd pour benn peau yu grasse yi yenn boutons yi yenn acné yi ci kanam yi surtout yenn âge yi donc savon bi efficace na trop ci loolu donc mën nañ leen jaay séparément loolu amul problème mais di leen xamal ni rek solution baa ngi fii donc lu ci waay bëgg mën na ñëw teew amul benn problème ñu gérer ko ca nam ko sentiré macha allah ndax ñun yéen nañu fi bàyyi kon dama leen di wax ne dinañ demaat ak yéen ci yeneen astuce yeneen clé yeneen bagage comme ni ngeen ko soxlaa ak ni ngeen koy xaare ndax sama diggante ak yéen nee naa leen à suivre rek incha allah kon foofu laa leen di tàggoo di leen jox rendez-vous dans un futur très proche ci yeneen salañ ci yeneen astuce ak ci yeneen bagage ak yeneen i clé macha allah donc à suivre merci.